léegi junj nga ko sax ville de Dakar ak yeneen villes yi mais ville de Dakar moom moo gën a cristalliser attention yi ñi wax ay mbëbët yu nu am ngir supprimer ko ndaxte jàpp nañ ne bu nekkee dañoo topp logique acte 3 de la décentralisation villes yi ñu si mel ni Dakar Guédiawaye Pikine ak Thiès amatuñu ak Rufisque amatuñu raison d'être da leen fi war a jëlee yow ndax bokk nga gis ak ñooñu. déedéet xam nga mënoo toog sa bureau nga yeewu suba rek que ne sa ville Dakar ak Rufisque ak Guédiawaye ak Pikine dama koy rayer de la non kenn du gouverner ti noonu léegi dangay koy pencoo ak nit ñi ak ñi mu intéressé est-ce que waxtaan nañu ak waa Dakar pour ne leen yéen ban statut ngeen bëgg bu fekkee ne dañuy réformer mais foog nga waxtaan ko ak Dakar waaye c'est les premiers concernés du affaire boo xam ne da ngay toog sa bureau rek def ko loolu yëpp ci colon yi la jógee. tey mënuloo yeewu suba nga dem en France wala nga dem Allemagne wala nga dem feneen ku yeewu suba rek daal di damay supprimer Paris kooku mënoo ko def xalaat sax daju ko ñun doxalin bi nga xamee ni colon yi moom lañ doon doxal fii moom la suñu chef d'État yi di continuer di doxal il faut que ñu supprimer loolu lu am solo la tey da ngay toog ci nguur nga seet pouvoir yépp nga jël ko ngànk ko administration ngànk ko loolu la ça veut dire que pouvoir bi nga xam ne moom la kii am élus locaux yi nangu dañ koy nangu seen loxo loolu la il faut que élus locaux yi am seen pouvoir il faut que assemblée nationale am pouvoir am il faut que juges yi am seen pouvoir c'est que pouvoir kenn mënu ko ŋànk ni ko man rek maa ko yor lu ñuy distribuer ne man rek maa koy distribuer c'est-à-dire que centralité boobu ñu am baaxul c'est-à-dire que tey la question de la territorialisation et la même je dirais même de la déterritorialisation de Dakar dañu war a xool nan lañ ko pencoo xool ko parce que Dakar dafa fees del ville boo dem ma ngay dee boo demee Ndar ma ngay dee nga dem Kaolack ma ngay dee nga dem feneen ma ngay dee déedéet au moins ci ville yooyu ci temps colonial sax am na loo xam ne defoon nañ ko ci donc suuxaatal ville yooyu xalaat nan la ñuy suuxaate ñu am aussi des zones yoo xam ne ay zones de développement ñu développé ko ba nga xam ne yow fa nga ne da nga fay tekki fii du tekki Dakar wala nga tekki Sénégal rek tekki fii da nga war a dem boo nekkee Casamance nga tekki boo nekkee Jaxaw Siin nga tekki boo nekkee Ndar wala nga Dagana nga tekki boo demee feneen nga tekki loolu moo am solo ça veut dire que loolu xalaat la waxtaan la penco la waaye doo yeewu suba nga toog sa bureau ñëw taxaw ci journaux yi naan damay supprimer Dakar man ba ma ko déggee dama tiit. mais pourtant ça c'est bien benn. te it aussi il faut que ñu renforcer la légitimité des élus locaux munoo yeewu suba nga jékki-jékki élection yi nga xam ne dafa war a am nit ñi seen maire mooy kooku mooy démocratie de proximité nga yeewu suba rek bés bu ne nga kii woo ko mel ni amul importance am na importance lool. soo gisee ñu bëri ay problème Dakar man damay toog Dakar génn di doxkat la bu bëri métti su ma ñëwee ma ñëw boo demee ville de Dakar tey fii nga xam ne ñun ñi fa lañ war a doxe mooy trottoir symbolisation trottoir sax ñun dañ ko war a xam bu fekkee ne da nga bugg lan mooy signifier intérêt général da ngay jël trottoir ñëpp fay dox ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom mais demal ville oto yëpp a nga fa waaw léegi kan moo am li ñuy wax sañ-sañ pour ne trottoir bii ñëpp bokk dafa oto yu jóge trottoir bii ñi bokk ko ñëpp waruñ fa teg di fa jaay xam nga loolu mooy feesu Dakar ça la territorialisation boo ñëwee rek nga photographier di nga xam ne fii territoriale bi fa nekk par exemple bu nekkee biir ville la Dakar Plateau collectivité territoriale bi mën na sabu oto yi mën na def leneen mën na teg yeneen mesures yoo xam te ni mën na xeex demal nga doxati ba dara amul mën na sax muy Lamine Gueye muy feneen man dama dox foofu yëpp moo tax ñu naan la mooy njëriñu kon ville de Dakar parce que bu nekkee ne te compétence yi mu ñee am nañ compétence moom kenn xamul la mooy compétence bu njëkk ba da nga daan dox plateau ànd ak sa soxna wala sa xarit ngeen dem cinéma dox ci kii mu féex ndeex bu bugg a dee jeunes yeeg machin yi ñu fa doxandee mi ñëwee di fa doxaan nga gis di fa doxantu loolu ngay gis ne fii am na bien-être am na Dakar am na mais Dakar complètement défiguré amatul arbre amatul charme amatul dara te Dakar ci ville yi gën a rafet ci àdduna bi ci la bokk da ngay jël aussi li ñuy wax le littoral aussi c'est la symbolisation de l'intérêt général ça veut dire foofu kenn waru fa dëkk kenn warul ñu maa ko moom ñëpp ko bokk ndax péex mii ñëw di la féexal ba pare di la faj parce que day faj aussi sa kii respiratoire
féex moom ñëpp ko bokk kenn waru ko xañ kenn mais su ma demee ma gis littoral bi da ngay dem gis ay étage 24 étage yu ñuy tabax ci littoral bi mais la yëfu dof la béton bi ñuy def ci littoral bi yëfu dof la li ma ci gën a naqadi mooy tey ay màggat yu mel ni man ñoom Marie-Angélique Savané ñi di Bouba Diop ak Mignane moom mooy suñu leader ak le général Seck ñoo nekk di wax waxu littoral bi ñëpp a ko war a wax jeunes yi ñoo ci war a jiitu parce que ñoom au moins du ñu gis loo xam ne ñun gis nañ ko du ñu bànneexu loo xam ne bànneexu nañ ko Dakar dafa daan am ñoo xam ne dañuy toog gis littoral bi ak ni ko yàlla bindee. ak ni mu rafete rek ni ñoom jeex na fii mooy seen àjjana fii la ñu dee daal di gis na ay ci yu bëri yu ko def ay chef ay leader ay des gens sur le plan international mais léegi boo duggee biir Dakar da ngay tiit boo duggee biir Almadies nga xam ne fii la milliardaires yi ne nga xam ne ñoo war a ëpp xel xam boo gisee li ñuy def ak li ñuy tabax ak ni ñuy muure géej gi da ngay waaru béton Dakar bi ak surtout béton bi nga xam ne moom la ñuy def ci littoral bi kooku ñëpp dañu war a bokk taxaw ni lii def fi war a génn parce que feebar rek lay indi parce que Dakar dafa fees del léegi ay maladies respiratoires ngay am da ngay am crise cardiaque daanu doo xam lan moo la rey. ndax bokk nga suñu jàpp ne que problème politique lañ bëgg a régler à travers ça Khalifa Sall doole leen bëgg a wàññi biir Dakar. mais il est évident tous les pouvoirs qui arrivent dañuy jéem a toog pérenniser wu au pouvoir léegi fépp foo xam ne opposant mun na fa am pouvoir dañu koy dindi te loolu boo ko defee da ngay rey démocratie loolu tam dafa am. kon sa Khalifa Sall qui est visé. du ma ne Khalifa Sall mais en réalité da ngay bëgg pouvoir yépp nga contrôler ko. c'est-à-dire que le pouvoir local mënoo nekk président de la république nga ne da nga koy contrôler. wala nga nekk voilà donc pouvoir local dañ ko war a renforcer dañ ko war a defar si bien que bu ñu amee une bonne reterritorialisation de ce pays. ba pare am des gens yu compétents c'est-à-dire que du ñu am ay maires yoo xam ne jaay suuf rek la ñuy def parce que loolu tam dafa am jaay ay suuf ku ñëw nga jaay ko indi ay problèmes yu dul jeex donc il faut ñu am ay cadres yu compétents nekk ay maires am ay xalaat am ay staff bu fekkee ne dañu bëgg développer reterritorialiser Dakar Sénégal loolu la ñuy def maires yi am kattan am pouvoir am budget am équipe yoo xam ne dañu leen di wër naan nii la ñuy def di développer muy dem fu ne développer mais mënuloo ñëw nga développer capital bi rek damay xool Côte d'Ivoire démb rek 5 ñu nga see def benn kii gars yi am di jaay cacao yi pour ñu indi seen cacao boo gisee oto yi ak yoon yi ni mu mel ak boo demee Abidjan ni mu rafete nga xam ni kooku c'est pas harmonieux développement bu harmonieux mooy vraiment nga am système de naka lañ ko wax de transport public boo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp muy rayonner mu nekk espèce de système nerveux wala mu nekk loo xam ni comme le système sanguin ñu am benn cœur buy battre mais ak quand même sang bi di circuler ci biir territoire bi yëpp